MF Prod di chaîne bu leen di gunge ci waxtaanu mag ñi yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko إن جعفر بن أبي طالب كان أول شاهد شهد للإسلام، بل كان أول من نفى عنه التهمة، سواء كانت هذه التهمة سابقة أو لاحقة. اللهم ما لم يكن بهتانا يفترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وهكذا القرآن يجنب المسلمين بعد الظن، وذلك لما في بعد الظن من إثم كبير. فكانت الملائكة ساهية للمرة الأولى، وذلك حين تشاءمت على شأن الخليفة الذي قال لهم الرب بأنه جاعله على هذه الأرض. فما كان جواب الملائكة إلا أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومهما يكن شأن الملائكة هناك كريما مطاعا ثم أمينا، فلا الملائكة يدرون ولا نحن ندري، وإنا جميعا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وما دام الرب لا يظهر على غيبه أحدا فلما التفاؤل ولما التشاؤم؟ وإذا كان السؤال بالأمس يخص الإنسان، فإن الدين الذي جاء لإصلاح ذلك الإنسان حتى لا يفسد في الأرض ولا يسفك الدماء، ذلك الدين أصبح اليوم وكأنه هو الجالس على مقعد المتهم، والعالم كله أصبح يدين ولا يدان عليه. فالنفس دون النفس من الإسلام، والعين دون العين من الإسلام، والأنف دون الأنف من الإسلام، والأذن دون الأذن من الإسلام، والسن دون السن من الإسلام، والجرح قد أصبح قصاصا يوميا. وليت القصاص قصاص حياة. وأي إسلام هذا؟ وأية شريعة هذه؟ الشريعة الغاب أم قوم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ قوم لا يدعون اليهود اليوم يقولون مثل قولهم بالأمس. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لكن المسلم هو الذي يقول اليوم
خوفا من لومة اللائم المسلم يقول اليوم الإسلام ليس في شيء. وكيف لا؟ وهذا المسلم الذي يقول الإسلام ليس في شيء مسلم قد رد فعلا عن دينه، فلا يطيع فقط الذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمر، وإنما يطيعهم في كل الأمور. مسلم لا يؤمن فقط ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وإنما يكفر بالله منزل الكتاب، ويحسبون ذلك هينا وهو عند الله عظيم. ومهما تكن حجة أولئك فإن الإسلام باق إلى يوم القيامة. لكن قول الشاعر يعطينا فكرة يحتاج إلى التأمل ويحتاج إلى التدقيق، فيقول بأحسن ما يكون من عبارة: في فمي ماء، في فمي ماء، وهل ينطق من فيه ماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. xam naa mbég mënul paase mbég, te li fi jéb ci ay kàddu bu yiw doon doy ñu ni kon doy na. mu mel ni sunu mbokk Ahmed Ndiaye ubbi na wax kàddu yu jekk ya mu war a wax. bi mu noppee itam jox na sunu doomu ndeyu bopp, ndax li may wax xam naa ko. Xalifa Babacar bii dafa tolloog lu yàlla tëral na ko. mu nekk ci administration, nekk fii ci ambassade du Sénégal ci Rome. kon jaadu na ambassadeur bi yebal ko fi pour mu ñëw fi, waaye ni mu ko waxe noonu la amee. waxuma la fii, waaye feneen fu dul fii sax fu ma toog war na faa toog, ndax dañoo bokk ndey ñun. fa tabarakallahu yaakaar naa du ko fàtte. bu ñu masaan jógee daara ja, Sëriñ Mansour ak man ak moom ak sunu bokk yu baax yi ñoom Xalifa Njaay ñile, amul kenn ku ci xam lu sa wéyjur di togg, fu la neex nga añee. waaw bu teyee bu ñu mënee añee kër soxna Sufi ñu añee fa, bu ñu mënee añee seen kër ñu añee fa, bu ñu mënee añee kër ñoom Xalifa ñu añee fa, ndax ku ne jàpp nga ni ña ca des ñooy sa wéyjur. waaw moo tax kon toogam fii dafa am signification yu bare, te bu ngeen dégloo waxinam di ngeen xam ni ca daara ja la nàmpe. waaw wa tabarakallahu. kon nag waaw ñu ngi ko sant, di ko jox ngërëmu njaboot yi, mu jottali ko ambassadeur bi nga xam ni moo ko fi yebal. mu toog fi ak mbokk boppam, di sama wëllëre bopp waaye di sama goro, mu di Abdul Ahad Surang. waaw def di mbokk ci soxna Lalla, fa tabarakallahu la ko war yëpp def na ko. moo ñu teeru si, taxawu njaboot yi, te it mu àndaat ak Xalifa ñu ñëw teew fi ci turu kilifa yi. kon nag ñu ngi leen di sant, ñu ngi leen di jaajëfal, ñu ngi leen di jottali te ngërëmu njaboot ji ci ni ñu collaboré ak ñoom ba événement yi doxe ni mu doxe. fa tabarakallahu di leen ñaanit ñu transmettre remerciement yi
et par l'intermédiaire de son excellence Momar Gueye mu transmettre ko Abdoulaye Wade, transmettre ko aussi le premier ministre di Thierno Macky Sall. bi may ñëw woo na ma téléphone wax dëgg yàlla yëg ni maa ngi jëm si fii mu ni ma dinaa joxe instruction foofa ñu fa am ñëpp ñu taxaw ndax yéen fu ngeen jëm rek luy seen sag sunu sag la mu ne kon nag war na fu ngeen jëm da ngeen ña ngeen di fekki seeni gouvernement ñooy taxaw kon nag ñun ñi bokk ak yéen bu ngeen ñu fa fekkee war nañu def taxawaay bu ko ëpp looloo tax itam na mu ko waxee woon defee ne ko noonu yabal itam un de ses conseillers ci heure bi may demee aéroport mu ñëw ni ma dal le premier ministre moo ni woon ma ñëw wax la ni la bu mënoon sax gunge la ba aéroport mu def ko waaye kon mu ngi tàggoog yow te di la ñaanal yoonu jàmm ba nga dellu si wa tabarakallahu loolu nag kon bu amee dafay rafet yéen ñu seedeel leen ko ngeen xam ni kon ñoom seen toogaay bi foofa la dale ba yegg si fii wa tabarakallahu lu mel nii ku ko def ci réewu jaamur dafa fekk seen borom yaatal la mu mel ni kon nag maire bi fi toogoon tey ak it façon bi mu waxtaanee ak itam seen syndicaliste bi nga xam ni mooy jàppale ñoom Babacar ca bu kenn xamul ba léegi ca maañi ñu daan jàppalanteeg moom di duggalanteeg moom voyage yi fi ñëw yëpp dañu daan rencontré ak moom mu nekk nit ku yaatu nit ku am yitte ba tey nekkatu fi Francesco bi nga xam ni moo ko wuutu wa tabarakallahu jàppale xale yi ba mu am solo nii mu wax fi kàddu yu rafet yi mu fi wax ñoom itam dinañ ko transmettre waaye itam dinañu bind ay lettres yu officielles ñu yónnee leen ko pour sant leen ci seen taxawaay mu mel ni fa tabarakallahu bu loolu weesoo itam ba mel ni kilifa yi fi teew yépp Sëriñ Babacar tudd na leen ndax comme ni mu ko waxee ñun ñu nekkee sët ci Maodo noonu la ñu nekkee sët ci Sëriñ Touba noonu la ñu nekkee sët ci Limaamu Laay nan lañ la ñu nekkee it sët ci fa tabarakallahu Alaaji Ablaye Niass mu mel ni kon tabarkalla bu ñu amee daje fii ñooñu ñu am di seen njaboot yëpp te nekk fii ci Italie kenn ku ci ne jógal boppam kilifa yi ñëwal seen bopp seen mbooloo yi fi nekk itam teewal fi seen bopp dafa mel ni rek dañuy wane ni ñoom yëf yi kenn ëpplewu leen ci ndax man mi fi teew seen cër laa ni ma nekkee cëru Moustarchidine kon nag ñu ngi gërëm maam Thierno Niang nga xam ni mooy rakku Serigne Modou Kara di sama mbokk bokk di gërëm itam Mam Mbor Mbacke ci fa tabarakallahu ni ko Babacar waxe gërëm itam waa jamaiyatu ansari diin gërëm itam waa daahiratul mutahabina fillah gërëm itam mbootaay yi nga xam ni yëpp di ay groupe yu nga xam ni ñoo fi nekkal waa kër Serigne Touba te nekk ci région yi yëpp te ànd ak njaboot yi ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant fa tabarakallah di gërëm itam daayira Tijaan bu Kazata di gërëm itam tabarakallahu daayiratu silati rahim te seen mbokk teewal leen fi Babacar wax na yëpp waaye dafay rafet rek ñu jaaraat ci gannaaw loolu itam ñu ngi gërëm nag ñi fi teew ñëpp wallaay ndeysaan dañu wax ni ñi ko moomal seen bopp sama waa kër turandoo Sëriñ Moustapha Jamil ay njaboot yu boppam yëpp daayiraam yëpp yi fi nekk ñëw nañu teew si am nañ ko daan defee fa tabarakallahu ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax itam loolu ñoom du ña ca wala ndoowa daanoo ca teen ba ña ca pind ba du tax ñuy wax waaw fa tabarakallahu waaw mu mel ni itam sunu wéyjuri bopp yi ak sunu mbokk daara yi commissaire Lamine Gueye ni ko Babacar waxee tabarkalla
jooy na sànq ba bëgg a dee li tax mu jooy xam na ko waaw ndax bi ñuy nekk ay ndaw ñun ñi nekk ca daara ca booba la daan sol tenue jóge commissariat bu Thiès dama fekk ca kër oustaz Ousseynou Diène wax dëgg yàlla te booba inspecteur de police la di ñëw foofa ci ndongal daara maa ngi yor sama risaala di jàng buy ñëw jël benn sachet def ca bien-être def ca ay pâte dentifrice def ca ay lait pour le corps ci ndongal daara mu di ko jënd di mu koy dil ca daara ja mu mel ni loolu ndongal daara du ko fàtte waaw comme ni nga xamee ni noonu laa waxe sama diggante ak ñoom xalifa waaw mu mel ni tabarkalla itam xalifa Njaay bii xëy na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul ndax li ma wax ci xalifa rek moo valable ci moom way juram bu jigéen yaay rakki fu ñu mësa nuyoo day téye sunu loxo waaw ni bu ngeen gisee seen baay ni ko rakkeem ma lay ndeysaan mu ngi fii di ko sopp rek te di ko ñaanal yàlla mu mel ni loolu moo topp ñoom xalifa ba sunu digganteeg ñoom wóllëre boobu rek moo fi ne moo tax moom itam tey jooy na bu bëggatee ndax fàttali ko lu bare mu mel ni kon nag moom it ñu ngi koy sant ci ni mu ñëwee gunge njaboot yi wettali leen ci seen tarbiya ànd ak ñoom lii ba lii mën a nekk comme ni nga xamee ni noonu la ko ñoom xalifa defe ni ma ko waxee ci seen wàll mu mel ni tabarkalla xalifa wax na ko ndax lu mel nii bu amee am na organisation bu am na it dimbalante bu am ñi war a taxawit taxaw nañu bu dee niveau Babacar ak ñi ko jàppale ci niveau Italie moo xam ses proches collaborateurs moo xam muy Ahmed Ndiaye bi doon jël parole moo xam muy Cheikh Tidiane Seck moo xam muy ñoom oustaz Sey ñi koy jàppale moo xam muy ñoom Cheikh Tidiane Ndiaye wala muy ñoom Massaer ñoom ñëpp kenn ku ne da nga di jabootu jaamu li ñuy def yëfu jaamur la sañu ñu ko bëgg bañ a def wa tabarakallahu fan yii passé Haj Malick Mbay bu Njaase Mbay mu ngi ma ciy wax bu am solo di ma waxtaanam ak mam seeni bii ci tabarakallahu yitte yi ak taxawaay bi ak yéene yu rafet yi mu mel ni kon nag loolu buñ ko tuddee ba noppi ñu ñëw fii mu mel nii dafa am lu muy confirmer waaye ci biir loolu itam Babacar mii xam na ni am na loo xam ni bu doon moom rek ak Italie kese am na luy des waaye fa tabarakallahu bokkam yi ko jàppale ci axe Europe rawatina sunu mbokk bopp di Mauricien rawatina fa tabarakallahu di Mor Fall Sy rawatina fa tabarakallahu di Babacar Sey kii jóge France kii jóge Espagne kii jóge Portugal ñu ànd ak délégation yi ñu àndal góor ak jigéen commission yëpp dugg ci biir commission féminine desul commission cellule des cadets desul orientation islamique desul wa tabarakallahu kon bu ñuy ñëwee fii fekk ci seen mbokk Italie ñoom itam ñu jóge ci région yépp ba salle bi sax amatuñu fu ñu toog ñu génn ci biti gis nga nit def dul gis lu ko yàlla defal waaye ku ñëw ci réewu jàmbur ñëw ci réewu jàmbur surtout ci jamono bu mel nii ni ko Babacar waxe nga xam ni léeg-léeg da ngay ñeewante sax pour sa kilifa génn ndax ni jamono mel kon nag boo amee audace génne ko bu ñëwee fekkul lu mel nii kersa day am mais fa tabarakallahu yéen it def ngeen seen warugar kenn ku ne coono bi bare na am na ci ñoo xam ne ci guddi gi lañu fanaane daw ba suba ngir yàlla ki yegg si rek donte benn baat lañ fiy dégge ñuy déggee ko fi loolu ëpp naa xeeb bu ko defee ñu ngi gërëm section yépp ak seeni président ak seeni présidente ak commission ya fa jóge yépp tabarkal la ñëw bu teey ànd koog ñi nga xam ne ñoo jóge ci yeneen réew yi ci des ñu ngi leen di sant ci biir di leen sant ci biti di ko jaarale nag ci loxo Babacar
ndax moo wax sànq ni ku wal mburu tuddub dëkk ci biir loolu itam comme ni mu ko waxee ci sunu jigéenu bopp bi te moo di Sylvia yàlla moo dogal ñu invité ñu ci Allemagne ñu dem fa ci conférence boo xam ne religion yépp ñoo ko seqoon ñu représenté l'islam ñu nga fa ñu représenté christianisme ci ñaari côté yépp moo xam côté catholique wala côté protestant ñu nga fa ñi ko représenté juif yi ñu nga fa ñu représenté bouddhiste yi ñu nga fa donc ñun ñoo fa demoon ci turu l'islam vraiment ba ñu demee ñoom ñoo nekkoon guide yi ñoo nekkoon aussi yoroon protocole bi mook docteur Tirmizi Diallo vraiment ba ñu jógee ca conférence boobu ba léegi ca la commencé vraiment am benn yitte ak benn taxawaay ak it l'islam dugg ko mu mel ni même bu dugg siwul officiellement ci wàllu l'islam it jëfandikoom rejoindre na principe bu l'islam waaw ndax xam ngeen ni allemande bu jógee foofa te bu université Ramadan jotee mu ñëw foofa conférence su Italie yi c'est la deuxième fois mu di ko assister boole ceeg bu la nuyoo di sukk ci une allemande war ngaa xam ni même bu changé wul turam it nekk bu jullit xamal ni jikkoom rejoindre na bu l'islam waaw kon nag ñu ngi koy sant te di ñaan soxna Aji Fay mu transmettre ko remerciement yi ci turu njaboot yi waaw ma tax na kon nag xam naa danañ yeggale cant yi waaye itam waxtaan wi moo fi dajale nit ñi waxtaan bi itam thème bi ñu choisir mooy l'islam encore une fois. Pourquoi l'optimisme des uns et le pessimisme des autres? maanaam niñ ko mën a firee moo ni ñu ngi jéebaaneeti di jéebaaneeti l'islam mais jéebaane bi ñuy jéebaane l'islam ñiy tawat lan moo lëndëm ci seen xel ba tax ñuy tawat waaye ñi tawatul it te wóolu li dalal seen xel ba tax ñu wóolu lan la ñaar yi dafay laaj ñu expliquer ko pour xam ku am raison ak ku amul raison mu mel ni nag dafa am benn genre amalgame bu nga xam ni li ñoo tuddee l'Occident chrétien daf koy faral di def te fekk leerul du ñu jóg di sikk l'islam parce que bu ñu bëggee dégg li xew dëgg bu ñu jàppee l'islam rekk comme diine kese li war a leer dëgg du leer mais comme ci Occident lañu ne mën nañu jël ci wàllu misaal lu gën jege nit ñi pour ma expliquer phénomène bi xew buñ doon expliquer li xew dañ koy jéem a tudde ni l'islam dafa nekk ci zone de turbulence gis nga avion bu nekkee ci zone de turbulence dañuy def annonce pour ni képp ku taxawoon demal nga toogaat te nga takkaat sa ceinture de sécurité parce que
zone de turbulence bi moo ko waral mais tey diine yi mën nañu leen misaal comme ay compagnie tey yaa ngi wax compagnie Alitalia di wax compagnie Air France di wax Swissair ah compagnie bu ne am na ñu yore compagnie ba am na it réew mu ñu représenté waaye boo demee tey aéroport compagnie yooyu yëpp benn bu ne da nga fa fekk plusieurs avions yu fa nekk ci turu compagnie ba il y a plusieurs passagers yu ñëw ci aéroport bi ku ci ne am nga sa destination jël ngay billet bu correspondre ak destination bi nga war a jël mais aussi ça dépend des classes ñi amul lu dul kàttanu classe économique li ñuy wax tempo classe économique la ñuy jël ñi nga xam ni amuñu lu dul darajay business class la ñuy jël ñi am darajay jël first class te mooy première classe ñoom it ñu jël première classe mais di nga jënd billet moo xam ci première classe bi nga dugg wala business class bi nga dugg wala classe économique bi yow sa billet rek nga amal affaire mais xamuloo pilote bi lay piloté kan la parce que pour yow jënd nga sa billet mais sa assurance compagnie bee ko gàddu boo xamul pilote bi it compagnie bi moo gàddu assurance bi mais loolu jëmul ci l'islam nanguwul nga dugg ci appareil yi benn te xamuloo pilote ba parce que pilote yi bokkul performance yi bokkul membre équipage yi bokkul te bu dee bii l'islam du assurer appareil bi l'islam assuré wu ko yàlla mooy assuré moo tax yàlla nanguwul ku jël benn appareil li may wax xam naa ko jàppal tariqa yi benn bu ne nekk appareil ba nga jàpp daayira yi benn bu ne nekk appareil mais obligatoirement bala ngay dugg benn appareil xamal kuy pilote bi parce que dédommagement bàyyi tax wa awrasna alkitab nag alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi parce que maîtriser wul pilotage bi ci maîtriser wul pilotage boo duggee ci avion risque yi day bare wa minhum muqtasidun am na ku man tuuti ci pilotage bi mais réere na lu bare boobu it y a autant de risques boobu it foog ñu bàyyi ci xel ak ku nga xam ni nag wa minhum sabiqum bil xayrati bi idnillah mooy pilote bi nga xam ni appareil bi muy yor diplôme yi mu am ci wàllu navigation jógewul fii looloo tax li coow lii bare bari l'islam mais kenn posé gul question kenn ku ne li la def problème ci ban avion la jóge ak kan mooy pilote bi mu des nag beneen problème boo xam ni kenn du ko leeralagum ba léegi mooy li ñoo tuddee la boîte noire ñun fii ci niveau avion yi bu crash amul kenn du xool boîte noire bi pour xam li waral crash bi lan la sunu borom nag nee na bépp appareil buy jël jullit di ko yóbbu fenn nee na maa ngi surveiller boîte noire bi mu ni looloo tax ëllëg
lu ci yonent rëy 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 di nga wax lu set lu ci nit gëm ak foo mën a ne di nga wax lu set yàlla nag nee na kuy wax ma lu leer ndax maa ni meng ni jonn nee na boîte noire bi mu ngeeg man maa ngi ko janloog moom soxlawuma laaj ket fa la nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina ñoom ñëpp ñu dandu boîte noire bi wala naqusanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaibin waaw 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 looloo tax ñaar moo am te loolu lu ngeen war a déglu la bu ama am solo tuuma moo am tuuma ak sos gis nga lislaam jullit bu sàggan moo mën a tax ñu tuumaal ko lislaam jullit bu sàggan moo mën a tax ñu tuumaal ko waaye noon bu bëggul nag mooy sosal lislaam mais ñoom ñaar ñëpp nag ku ne am na ku la tontu kiy tuumaal am na ku ko tontu waaye kiy sosit am na ku ko tontu dinañ ci ñëw mu mel ni tudd nañu baatu optimisme ak baatu pessimisme mana ci arab optimisme mooy at tafaul pessimisme mooy at tashaum mais si nga sunu borom xam nga moom académicien yépp ca moom la ñuy daje moo tax moom du tudd baatu tafaul al maymana lay tudd wa asxaabul maymanati ma asxaabul maymana wa asxaabul mashamati ma asxaabul mashama ñii di optimiste yi ñii di pessimiste yi waaw yàlla nag di la wan ni la pessimisme jëkkewul ci nit malaaka moo indi pessimisme moo tax mu topp nit naka la malaaka indee pessimisme bi mooy keroog bi leen yàlla wooyee ñoom ni leen dama bëgg a def xalifa ci kaw suuf seen première réaction mooy ñu ni yàlla lu tax nga fiy def koo xam ne day yàq di tuur deret mais ku leen ko wax pessimisme boobu fu mu jóge kan moo leen wax ni yàlla bu fi defee nit day yàq ci kaw suuf ba noppi tuur deret ku leen ko wax bu ñaareel bi ñu defaat beneen erreur mooy pessimiste nañ ci nit ba noppi optimiste ci seen bopp waaw atajalu fiiha man yufsidu fiiha wa yusfiku dima kooku mooy pour nit wa nahnu nag daal di optimiste ci seen bopp nu sabbixu bi hamdik wa nuqaddisu lak yàlla ni leen gis nga moo tax loolu am solo yàlla ni leen sàbbal 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 yàlla ak jaamu yàlla day sàmm àdduna waaye doxalu ko lu mat a xam la sàbbal yàlla ak jaamu yàlla day sàmm àdduna waaye doxalu ko moo tax seen optimisme bi jaarul yoon seen pessimisme bi jaarul yoon looloo tax sunu boroom am lu nga xam ni moom la bëgg mu leer gis nga optimisme ak pessimisme génnul baatu kumpa génnul baatu kumpa optimisme ak pessimisme yépp génnul baatu kumpa kumpa nag ñaar ñoo fi ne ki ko bañ ki bañ kumpa kooku naturellement dafay méfiant ak ki dañ kumpa kooku naturellement day prudent
wax ji yëpp foofu la. kumpa moo jur li xew yëpp. am na koo xam ni xamul lu xew waaw te bañ na ñàkk gi mu ñàkk kumpa gi mu am kumpa googu bañ na kumpa gi moo tax day wattu nit lu ko leerul rek mu ragal loola. waaye itam ki nga xam ni kumpaam dañ na day dellu ci li wolof wax ni ku xam ragal donc mooy jur prudence bi. ñaar yooyu rek moo fi ne méfiance su ñële ak prudence su ñii moo indi coow li waaw looloo tax léegi kenn ku ne nangootu la xam ka ca des. question bi ñëpp di poser mooy kii yee kii. juif bi boo demee mun la kii yee kii parce que même juif bii woote pour moom gëmatu ko parce que xamul mooy kan. chrétien bi it day jàkkaarloog chrétien moom ni kii yee kii parce que léeg-léeg mu xool ku ni chrétien la te du mën nangu ni chrétien la. jullit bi it la même chose di wax kii yee kii parce que léeg-léeg nga gis jullit di ko xool di laaj ba xam ndax jullit la wala du mu doon. mu mel ni laaj yooyu leeragul moo indi tuuma yi moo indi it sos yi mais bu fekkee ni ci wàllu tuuma yi la dañu wax ni Jaafar ibnu Abi Talib bëccëgam baag Najaashi bañ ca jógee ba léegi jullit bu fexe ñu tuumal lislaam sa affaire lay doon parce que boobu kàddu du génn war a leer ci bopp yi ñuy tuumaalati lislaam parce que xam nga keroog ñoom bi ñu jógee Makka te yonent bi xool situation Makka xam ni bu ñu fa toggee ñu persécuter leen te amaguñu doole mu dégg ni Najashi buur la bu nekk ca Habash donte chrétien la waaye am na xolu yërmande boo xam ni bu fa njaboot gi demee dina leen làq yonent bi jël ñéeg jotoon a gëm a kës néew boole leen ak Jaafar ibnu Abi Talib ñu dem Habash pour fekki Najashi teewul ba ñuy dem waa Màkka yëg nañ ko ñoom itam di seet naka la ñuy casser affaire bi te mooy nañu leen sosal luy tax kenn du leen yaatal foofa ba ñuy yónnee seen envoyé mu dem wax ba noppi Najaasi dafa xool Jaafar ibn Abi Talib ni ko waaw li kii wax loo ci xam mais gis nga tontu boobu ba fii ñu toog ci bëccëgu tey jullit mënul déglu tontu boobu di war a mën a tee tuumal lislaam parce que baatu kunna qawman ahla jaahiliya naabudul asnaam déglu leen wax bi c'est da ngay defe ni waxu démb la te fekk waxu tey la kunna qawman ahla jaahiliya naabudul asnaam démb réer a ñu jàpp te ku réer jàpp léeg-léeg nga jaamu lu la tanewul démb réer a ñu jàpp te ku réer jàpp nga jaamu lu la tanewul looloo tax naabudul asnaam démb naakulul maytata dañ daan lekk lu sellul te kuy faral di lekk lu sellul bis bu ne jàngoro ju bees gane si la wa naatil fawaahish ñuy def ñaawteef yoo xam ni waroon koo jombale sunu bopp te ki war a jombale boppam bu jombalewul ki jombalewul boppam day ñeme te bu tasaaroo penc am gàllankoor kon boobu ci problème yi la posé wu
ناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام dootu ñu sàmm sunu bokk te ku sàmmatul sag bokk bés dana ñëw tumuranke yomb la wa nusiul jiwaar ku ñu dëkkal duñu sàmm sa àq te kuy def koo dëkkal doo sàmm àqam bés dana ñëw jaaxle ñëw doo gis ku la wallu wa yaakulu alqawiyu minna daif ñuy dem ba ku ëpp doole sa moroom noggatu ko te kuy def koo ëpp doole noggatu ko bu yàggee ña nga doon noggatu danañ ànd jëm si ci sa kaw mu ni ko ci démb gu mel nii lañu góor gi fekk waaw fa kunna ala dalik xatta baata allahu ilayna رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه mu ni ñu nekk ci yooyu ba yonent bu nga xam ni sunu pénc dañoo gëm affaire juddu ñu gis ni nag bu dee juddu kenn gënu ko juddu naarifu nasabahu bi ci des mooy ñun nit daan na ci nekk dem ba kàllaf te du teree ngay wax lu dul dëgg moom nag bañ ko xamee ba léegi masula fen bu ñetteel bi moo di ñun koo mën a nax ba doxal li nga bëgg a doxal di nga ko nax ba doxal li nga bëgg a doxal mais moom bañ ko xamee ba léegi wóor ci lañ ko xam ku mu séqal yaa koy war wooyee du la wor bi ci des mooy nga xamit afaafahu te mooy dafa fegu yu ñàkk fayda yi ci pénc mi yëpp doo dox ba fekk ko ci waaw kooku nag daana ila llahi li nu waxidahu wa nacbudahu wa naxlaa ma kunna nacbudu naxnu wa abauna min dunihi min alxijarati wal awthan mu ni kooku nag ñëw na dimbali ñu ndax mag muy jaamu kilifa yu bare te kilifa ya tanewuñ la dafa metti kon nag bu fekkee ne dafa am ku ñëw dem attaché la ci kilifa gu mat kilifa nga xam sa bopp xam fooy teg sa tànk kooku dimbale na la te yonent bi def na ko waaw wa amarana bi sidqi al xadis fexe nañu ba ñun kenn dootu ci wax di fen wa adaa il amaana ku ñu wóolu du ñu trahir sa confiance wa silati rahim fu sunu bokk nekk ñu fexe ba jokk bokk ga waaw bi ci des mooy wal kaffi anil maharimi wa dima fexe nañu ba dootu ñu taqal deru gor du ñu taqal deru gor ah te du ñu vilipender vie privée ñaari affaire yu nuróoto bokkul la taqal gor yëfu boppam la waaye vilipender vie privée it yëfu boppam la bi ci des itam fexe na ba du ñu neenal deretu nit te mooy tur deretu nit ci kese kese waaw ñu ni ko ak ban mu ni it tere nañu it xasful muxsanaat te mooy jigéen ñi ñooy jur ëllëg njaboot yi jigéen ji war a jur njaboot ëllëg nag ku ko tiiñal wala nga taqal ko wala nga xas ko xas wu des xamal ni toute une génération yàq nga leen waaw waaw wa nahaana nag an il fawaxishe wa qawli zuur mu jóge fa nag ñàkk fayda yi mu ni bum ñu ci gisati ba tax kenn dootuñu ci gis bi ci des it wax ju ñàkk fayda wala wax ju teguwul fenn mu fexe ba talatuñ ko waaw mu mel ni kon wa amarana nag an naabuda allaha wala nushrika bihi shay'an gis nga boobu baat bari na ku koy firi
naan mu ni ñu jaamu yàlla te bañ ko bokkaale firiwul loolu. wa amarana an na'buda allah ñuy def ngir yàlla wala nushrika bihi shay'an te bañ koo rax ak leneen. booy def nga def ngir yàlla te bañ caa rax leneen. waaw waaye boo defee tudd yàlla ba noppi te bu ñu seetaatee yëg ne am na loo rax jaru ko. waaw wa amarana nag bis salaati mu digal ñu julli ndax julli mooy tax àdduna bi xam ne am na beneen àdduna bu ñu bokk. c'est intéressant ne julli mooy tax sunu àdduna bii ci suuf xam ne am na beneen àdduna bu ñu bokk ba tax duñu xëccoog boobu. wa siyaami mu digal ñu koor mooy tax nga fexe ba ommat sa bakkan te sa bakkan bañ laa ommat. bu ñetteel ba mooy mu digal ñu azaka mooy li nga moomal sa bopp te du tere nga bokk ko gor yi te kuy def loo am nga bokk ko gor yi kuy xiiroog yow dootul bare te bu xiiroo amatul rek jàppante doo am. mu mel ni kon témoignage bu mel noonu bu ko Jaafar ibn Abi Talib waxee ku mel ni Najashi représenté l'église catholique à l'époque wax ko ci turu l'islam bi jullit bu ne waxtu wu ne témoignage boobu war nga ko mën a jël teg ci sa kanam ba doo mën a tax di nekk tuuma pour l'islam. mais problème bi nag mu des leen mooy est-ce que jullit boo gis rek Jaafar ibn Abi Talib la est-ce que it chrétien boo gis rek Najashi la. question bi foofu la ne ndax Seydina Omar déedéet Omar ibn Abdul Aziz xam nga dafa am ñoo xam ne bu la bëggee tooñ di la xaw di mel ni ku lay dàq ganaar waxaale soxla. Omar ibn Abdul Aziz ndeysaan comme sët la ci Omar ibn al-Khattab am ku ko naan moom ndey xam naa sa maam ndey bu fi nekkoon ba léegi yu bari rek lewu sa maam de bu fi nekkoon ba léegi yu bare rek lewu mu ne ko sama maam de ba mu fiy nekk dafa amoon ay nitam waaw bis bu ngeen nekkee nit ñu mel ni ñëwoon ci sama maam rek ma nekk sama maam ci seen kanam jeex na waaw loolooy tax dafay am lu ñuy war di seetaat maanaam li ñoo tuddee l'accusateur accusé maanaam banc des accusés tey buñ ko doon seetlu ci jamono dañ naan l'islam lañ ca taaj fi mu ne mais ñi yore procès bi ñan la xanaa ku day ni l'islam buñ koy taaj ci banc des accusés war nañoo xam ñi yore procès bi ñan la ñan ñoo war a àtte l'islam bi ci des mooy li ñuy accuser l'islam lan la puisque am nañ gabot yu nga xam xamuñu nu ñuy sàmmale l'islam maana l'islam nanguwul nga xañ te xañewuñu baat bu dara dégg la nanguwul nga xañ lu dul ki ngay xañ dafa am lu mu xañe waroo xañ nit ki deret lu dul mu wóor la ni nit ki dafa am ku mu xañ deretam waroo fëq bëtu nit lu dul mu wóor la ni kooka dafa fëq bëtu keneen waruloo xañ nit dagg noppam lu dul mu wóor la ni kooka dafa dagg nopp keneen ainsi de suite
ba ca bëñ ya lu ci ne dafa wax ni buñ ko xañee nit ki nit kee moom droit am bu baalewul sharia na jël responsabilité am pour li mu xañ nit ki ñu xañ ko ko waaye nag mu ngi bëgg moom mi ñu xañ bu mënee baal yàlla assurel ko ñaari récompense su fii ak récompense su fële kon nag ki wax loolu ki ñu xañ droit am ba noppi te yàlla ni ko boo baalee kon yow nag boo demee ba ko xam ni kenn xañu ko dara yow nga xañ ko kenn du ko mën a lay waaw parce que itam li ñoo tuddee présomption d'innocence l'islam jaadu na lépp luñ koy accuser ba lañ koy teg ci banc des accusés ñu jël présomption d'innocence boobu teg ko ba noppi damay ko xool l'islam ak li ci yàlla def xam ne am na lu bon loo xam ne warul mën a jóge ci moom boobu la ñuy njëkk a nangu ba noppi waaw looloo tax baat bi nga xam ni moom la waykat bi wax foofu la wax ji ne maanaam procès bi ma leen di wax li tax mu compliqué dafay dellu ci li poète bi wax poète bi dafa wax ni ki guux ndox te bëgg a wax soxlaam foog benn ci ñaar yi am mu yàbbi ndox mi wala mu wann ko soo ko mën a wax soxlaam waaye fekk muy guux ndox bi nag du mën a wax soxla et li xew actuellement mooy loolu kenn ku ne am na loo guux te bëgg ngaa wax sa soxla te fas yéene woo ko wann te fas yéene woo ko yàbbi moo tax wax ji leerul waaw ñu wax nag beneen façon boo xam ni moo gën a précis mooy li xew Occident nanguwu ko moo tax coow li bari mais loolu mooy li xew par exemple boo demoon fu mel ni aux États-Unis dem ci seen prison yi ba dem ci couloir de la mort mooy fi nga xam ni fi la ñu denc les condamnés à mort xam nga ki ñu war a exécuter bu ñu demee ba heure bi jot ñu ni minuit lañ ko war a exécuter bu 23 heures jotee noonu lekk yu neex yi ñu koy tegal le dernier repas dama lay laaj ki ñu ni minuit lañ lay exécuter nga dee lekk gu neex gi ñu ko taajal lu mu koy saf mooy li wolof wax ku jaan mat sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee yëpp sam xel dem ci dee waaw loolu mooy li xew parce que am na lu condamné la civilisation occidentale condamné ko à mort parce que ni muy dundee mënul survivre te ñoom nangu nañ ko ñi honnête ci ñoom xam nañ ni seen dundin bii du wéy te seen civilisation bi mu ngi glissé fan yi def nañ ci débat bu rëy débat bi ñu ngi ko tuddoon la France le déclin pour wane ni France ak ni turam rëyeeg ni mu dayoon ci àdduna bi bay bokk presque ci les 5 pays yi nga xam ne état yi nga xam ne ñoo nekk ay membres permanents yu conseil de sécurité mais léegi gis nañu ni dafa mel ni France moo ngi glissé si mais li ko waral lan la te ñu ni bu ñu fekkee ni France a ngi glissé rek xamal ni yeneen réew ñoom it ñu ngi commencé di glissé léegi nag li ko def lan la ku ne di soow ku ne di joxe ay argument mais gis nga sunu boroom dafa maandu te it am na lu mu dul nangu waxuma la ci cadre civilisation occidentale mais même ci cadre civilisation islamique ñi jëloon diine yépp
parrainé ko seen famille seen dynastie dafa xëy rek écroulé wu parce que diine warul nekk lu ñuy parrainer famille moo tax ba ñu jógee ba al amawiyuun ñoom itam fondé ci cadre l'islam seen dynastie te mooy ad dawla al amawiya résisté wul ad dawla al abbasiya mooy ñi nekkoon Irak te mooy dynastie des Abbasides seen bos résisté wul parce que dañu parrainé l'islam seen famille te l'islam famille attanu ko bi ci des muy ad dawla al fatimiya mooy dynastie des Fatimides boo nekkoon Égypte moom it résisté wul bi mujj yàggul en 1923 mooy l'empire ottoman ci Turquie résisté wul parce que bu ci ne dañ ko fondé ci famille ba noppi moomale ko l'islam te l'islam famille du ko yenu waaw looloo tax gis nga il faut être sincère benn philosophe fan yi daf ko wax te metti na chrétien yi mooy dafa wax ni waaw ñun ñu ngi bëgg a rey nit ñi ak saint nangam ak saint Augustin ak mu ni saint yu bari yooyu te ñun xam nañ ni duñu ay saint wax na ko fan yi mu ngi indi débat bu day ni ñëw France il faut tourner ci mbedd yi rek ñu naan rue saint nangam ak Saint-Exupéry yi yu kenn xamul saint mu ni te saint yi amu fi mu ni il faut que ñu remettre en cause yi ñuy wax nit ñu ñun itam parce que bu ñu continuer nax nit ñi noonu rek ci biir jaxas bopp bis bu nit ñi découvrir réalité bi li muy jur day doy waar mais loolu dafa mel ni Serigne Cheikh Tidiane yi wax na fi lu toll noonu mais nit ñi dégluwuñu ko xam nga dafa wax ni dafa am benn journaliste bu ko laaj ni ko daw gi ndaw ñiy daw jëm ci l'islam loo ci xam mu ni ko dama ci tiit mu ni ko en tant que chef religieux nit ñi jëm ci l'islam nga ni dama ci tiit mu ni ñi daw jëm si ci l'islam dafa am lu ñu gedd te defe ne li baax li ñu soxla ci l'islam lañ koy fekk moo tax bu ñu ñëwee ci l'islam ba noppi fekkaat fi la ñu geddoon bu ñu demee duñu dellu si waat te loolu moo li xew il faut dire la vérité nit ñi yi ñu geddoon fépp léegi bi ñu duggisee ci l'islam fekkaat nañ ko ci l'islam parce que baatu terrorisme coow li bari na mais man duma ko àtte ci benn conception nit mais ci conception Maodo Cheikh El Hadj Malick ci laa koy àtte waaw parce que ci concept sax bu sharia gi yëpp day sore mais waxinu Maodo simple na Maodo mi wax ni saafara bu demee bay jur jàngoro jar naa seetaan comme ñoom terrorisme bi dañu ne woon dañ ciy saafara léegi mu ngi jur jàngoro yu ëpp li ñu bëggoon saafara mais jar nañu seetaat ko mais noonu la day c'est très simple waaw looloo tax parce que tooñ baaxul waaw tooñ baaxul te fexe ba l'islam ñu di ko lëkkaleeg lu mu bokkalul tooñ mënu ko passé te tey ji Occident comportement yi ñenn islamiste yi tax na ñu tuddee l'islam al-fashiyatul bayda le fascisme blanc parce que pour ñoom dañ ko def par ordre am na al-fashiyat as-sawda am na al-fashiya al-xadra am na al-fashiya al-hamra léegi nag bii ñu tudd ko al-fashiya al-bayda bi ñu tudd al-fashiya as-sawda maanaam le fascisme noir mooy fascisme le nazisme hitlérien li Hitler doon def ak façon ba mu ko defee ñaawaay ga boobu la ñu tudd al-fashiya as-sawda bañ ca jógee fii ci Italie
Mussolini ak la mu def ñu tudd ko al fasci al xadra te mooy le fascisme vert moo continué ba la xew ci le lion du désert ak la fa xew yépp ngeen gis ko. bu ñetteelu fascisme bi mooy le fascisme rouge boobu ñu féetale ko le communisme léegi nag ñu ne le fascisme blanc moo des te mooy l'islam mais l'islam nekk la mën a nekk fascisme kooku ku koy wax dafay fekk rek nga wax lu la neex mais l'islam am na leneen lu ko fi bàyyi waaw dafa tolloo gis nga sunu borom baatu clonage bi ñuy wax te scientifique yi di ko tudd te mooy ñu fexe ba benn nit ñu am lu ñu jël ci gène yeeg yooyu fexe ba defar ci nit ku nuroog moom mais l'islam dafay jàpp ni clonage bu amul scientifiquement it am na psychologiquement te mooy nit koo roy ci xalaat rek boo yorul jëmmam it yor nga personnalité am nit koo roy ci xalaat rek boo yorul jëmmam yor nga personnalité am te affaire clonage boobu depuis nit wàcc ci suuf ba léegi dafa poser problème te yàlla joxe na ci ay façon joxe na ci ay enseignement bi mu ñu ci jëkke jox moo di parce que gis nga ñun dañuy jaawale confrontation ak affrontement ba ci sunu famille yu ndaw yi sax léeg-léeg ñun dinañ am les mêmes problèmes jaawale confrontation ak affrontement gis nga confrontation yaakaar naa ni mbokku maire bi junj na ko mais ñoo xam ni dañ leen bind ci diversité ñu bokkul fu ñu jóge bokkuñu culture bokkuñu couleur bokkuñu ay personnalité mais warul jar jur opposition échange la war a jur moo tax nag confrontation mooy indi li nga ma ëppalee ma indi li ma la ëppalee kenn ku na jox sa morom la mu amul kooku mooy confrontation sur le plan intellectuel mais malheureusement ñun duñu def confrontation affrontement la ñuy def kii daal nu muy def ba romb ma warul mën a nekk léegi nag may seet nag léegi nu ma lay gàllankoore boobu du dox te kooku mu ngi njëkk a commencé ci biir kër aadam mag ak rakk bokk même famille bokk ndey ak baay mais yàlla it am lu mu bëgg a jàngale mooy du ku nekk taaw ci famille rek yaa war a gën ngëneel du position yéene bu rafet la moo tax nag bu fekkee da nga nekk taaw ci famille bu noppi te kenn gënu la yéene mën nga nekk modèle pour famille ba mais loolu moo dal Qabil le Caïn parce que moom dafa gis rakkam son frère Abel am disposition yu nga xam ni bu ñu werantee rek yàlla faral rakk ci id qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar qaala la aqtulannaka ndax pessimisme waaw pessimisme tax mu ne lu tax yàlla nangul sama rakk te man nanguluma pessimisme boobu mooy topp ñu bari ba léegi mais rakk ji it ak optimisme am qaala innama yataqabbalu allahu min almuttaqin yàlla xamul ku mag ak ku magul ku tënku ci li mu bëgg rek la xam ku ca tënku rek mu ànd ak yow waaw ne ko nag léegi la in basatta yadaka ilayya li taqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulaka ndax inni axaafu allaha rabbal alamin gis nga loolu terroriste yi baat boobu buñ ci doon xalaat danañ seetaat yu bare xoolal ku nit ñëw nii la comme yàlla féete nag yow ba jox la dëgg ci sama kaw kon dinaa la rey
mu ni ko boo fekkee ni danga am yéene rey ma man fas yéene wu ma mukk rey la ndax ñaari bàkkaar kenn du ko boole xoolal ma loolu ñaari bàkkaar kenn du ko boole kon nag ma bàyyee yàlla moom mi moom xam na ku rafetal xam na ku ñaawal kenn ku ne la nga mérité dana la ko jox maa ngi delloo sama bopp ci moom xool ma boobu raisonnement mais am na beneen raisonnement bu ko gën a neex te mooy Seydina Ali ibn Abi Talib nekk presque le chef de l'État ndax boobu moo nekk amir al muminin renseignements généraux yi ñëw ci moom ne ko Ibnu Muljim am na ñu muy waxanteel ñu ngi comploter pour assassiner la kon joxeel ordre le directeur de la sûreté ñu dem ñu arrêté ko mu ni fekk deful li muy def ba noppi sañaguma ko arrêté mës nga gis loolu fekk deful li muy def ba noppi ma am preuve sañuma ko arrêté te bu ko defee ba noppi dana ma fekk ca yàlla mës nga gis boobu raisonnement kayfa aqtulu qaatili ki yàlla ni mooy jël sama bakkan man nan lay jële bakkanam xoolal ma boppu raisonnement ci amir al muminin nekk le chef de l'état pouvoir yëpp nekk ci loxoom ñu ni ko diw day waaj pour rey la mu ni waa bu yàlla ne moo may rey nu ma koy reyee bii gëm yàlla bii tawxiid loolooy tax di seet lu mbir yi baax yàlla dafa am yu nga xam ni du ko nangu waaw puisque li ñoo wax la justice de l'homme mënul àtte àdduna la justice de Dieu rek moo mën a àtte àdduna parce que yàlla mel melokaan boo xam ni kenn mënu ko duut baaraam kon mbiram dina mët mais nit ak koo doon mën nañ la duut baaraam moo tax sa àtte mënul wéy àtte yàlla rek moo mën wéy waaw moo tax nag bu fekkee ne da nga bañ àtte yàlla foog bis bu nekk ci regret ngay dëkk moo tax gis nga yonent yàlla Nuux kooku moo nekkoon opposition bi mu amoon ak ñi nanguwul woon mission lan moo nekkoon seen opposition mooy boo bëggee ñun ñu ñëw ci li nga ne fokk ñu fuyu faye ñi amul benn doole nga teg leen fële pour ñun ñu ñëw mën a ànd ak yow parce que ñun duñu toggandoog ñii boobu wax mooy lan genre discrimination boobu yàlla nanguwu ko boo bëggee ñu ànd ak yow fokk nga randal fii ñii parce que ñun ñii duñu toggandoog ñoom anu'minu laka wattabaaka al ardhaluun qaala wa maa ilmi bimaa kaanu ya'maluun yéen a xool ne ay sagari nit lañu waaye yàlla mi nga xam ne moo gis xol yi xam ku ne la mu doon moom la mu leen jàppe xaw ma ko kon nag duma basé ci yéen pour di laf ñii ngir bëgg yéen lu leen neex xaw ma bu ngeen ñëwee lu ngeen may defal te ñii nangu nañ ba noppi xam nga moom la sëñ Cheikh di wax nii lu tax surtout wolof day bëgg ki ko gëmagul mu daj ci moom coono bi mu war a daj ci ki ko gëm ba noppi xam nga moom la sëñ Cheikh di wax ni lu tax surtout wolof day bëgg ki ko gëmagul mu daj ci moom coono bi mu war a daj ci ki ko gëm ba noppi te loolu yàlla yonent bi la ci njëkk reproché ci abasa wa tawalla
ndax silmaxa bu nga xam ne rek moom gëm na ba noppi ñëw am lu ko lënt bëgg yonent bi leeralal ko waaye fekk na boobu yonent bi mu nga am audience ak ay autorité ci opposition bi tax mu ne dafa rus daal pour que ñooñu di gis ni silmaxa koy seet tax mu rejeté ko ni buñ ko fi sax indi ñii di ko gis rek aaya bi wàcc parce que moom ñi mu jàppee ay autorité booba yàlla moom silmaxa bale moo ëpp doole ci moom ndax li ci xolam moo tax am yoo xam ne du ay apparence mais leneen la loo xam ne moom la yàlla tenir compte waaw looloo tax sunu boroom ci alquran ak ci façon bi mu waxeek yonent bi daf doon bañ ñu jël l'islam def ko affaire marketing te mooy li xew léegi l'islam yëpp léegi marketing la bu ko jàppee affaire marketing nag bu la keneen rawee ci marketing rek romb la moo tax nag yàlla di bañ pour ñu jël l'islam def ko affaire marketing maanaam lan moo tax ñu tudd affaire marketing xam nga ñoom occidentaux yi xam nga ñoom toujours dañuy wax naan baatu chrétien xam nga ñun sax bu njëkkoon baatu catholique la ñu gënoon a miin catholique mooy al catholique dañ naa catholique bi nangam ñun loolu lañ daan wax mais en fin de compte ñu mel ni ñoom dañu rejeter purement et simplement baatu catholicisme bi indi baatu christianisme maanaam al masihiyun parce que Christ mooy Jésus léegi tuddeetuñu seen bopp diine ji mais dañoo tuddee seen bopp léegi Jésus mais fekk marketing moo tax ndax xam nañ ni boobu ñu ngi jëm ci jamono bu nga xam ni bu dee baatu catholique bi kese duñu dem léegi ñu def ko genre marketing nag pour tuddee seen bopp nag les chrétiens maanaam ñi bokk ci Christ léegi nag bëgg a neexal yeneen musulmans ñoom it ñu bañ tuddee seen bopp les musulmans mais ñu tuddee seen bopp les mahométans al muhammadiyun mais biñ koy tenté la am ñu jóg ni il n'est pas question parce que diine ji Muhammad moomu ko Muhammad moomul diine ji yàllaa ko moom ñoom nag bu ñu mënee jël seen diine yamale ko ci Jésus ba ni Jésus leen moom ça c'est leur affaire mais ñun du ñu tuddee suñu bopp ay mahométans nous sommes des musulmans léegi tentative boobu échoué moo tax ñu relever waat affaire bi baatu mahométan ba ñu changé ko léegi baat indi baatu islamiste al islamiyuuna nga xam ne léegi genre marketing lay doon dootoo am affaire ak principe bi yaa ngi am affaire rek ak propagande bi te diine nag bu mujjatul lu dul nekk propagande ni jaratu ko loolu moo indi li nga xam ni moo indi malentendu yi am te moo di être islamiste ça ne veut rien dire parce que millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin mais kii c'est clair bi ci def mooy ma kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min al mushrikin waaw loolooy tax nag pour jullit un musulman changer nekk islamiste du am sens parce que marketing lay doon loolu moo tax gis nga marketing li tax mu bon keroog yonent bi muy gàddaay xam nga meeru Médine booba Ubay moo nekk meeru Médine en âme et conscience gëmul yonent bi gëmul l'islam bi waaye itam comme boobu moom mooy meeru Médine bëgg na ñëw yonent bi mu def ko récupération politique te loolu lu jar bàyyi xel gëmul yonent bi
gëmul l'islam waaye comme booba yonent bi mu ngi ñëw te événement la bëgg na ko def récupération politique tax nag mu dajale ses collaborateurs ni nañu dem fañ koy teeroo lu jar a déglu la